bi ma la remercier comme ni nga ko waxee tey suñu objectif c'était de faire une installation de 4 cellules en même temps également la mise en place de la JPS. JPS boo ko déggee mooy Jeunesse Patriotique du Sénégal pour la section de Pikine Nord la ñu doon mettre en place donc loolu tey moo nekkoon solos ndaje bi ñu nekkoon également occasion pour que ñu mën ci invité waale les membres de la coalition Yewwi Askan Wi au niveau de Pikine Nord pour que au moins mu mën a nekk un signal fort pour montrer que Pastef pour montrer autant pour moi que la coalition Yewwi Askan Wi pare nañu pour wàcc ci terrain bi pare nañu également pour bokk ci langue gi nga xamante ne nii ñooy jongante pour mën a récupérer li nga xamante ne nii mooy le conseil municipal de Pikine Nord. donc xam nga Pastef ku ko xam dafa xam ne Pastef moom ci ay programme lay dox. parce que rafetul te jekkul aussi ñuy toog ay fan yu bari te duñu wàcc ci terrain bi rassembler les populations à travers li nga xam ne moom la ñuy wax des installations de cellules. ci biir programme boobu nag la ñu ne xëy na mënuñu ne dañuy jël benn wala ñaar ñu ne nañu dajale mbooloo bi comme ça ñu defandoo installation de plusieurs cellules en même temps la mise en place de la JPS pour que mu mën a nekk au moins occasion également pour ñu mën ci invité waale ñi nga xamante ne nii ñun ak ñoom ñoo bokk coalition bi loolu moo waraloon solos ndaje bi tey. JPS dafa nekk benn ci bànqaas yi nga xamante ne nii moo tënk parti bi parce que Pastef comme ni ñu ko xamee dafa am ñeenti branche yoo xamante ne nii moom la ñu am benn bi di cellule des cadres beneen bi di JPS mooy bu ndaw ñi beneen bi di MOJIP ñu koy wax pour femmes yi ak MONCAP bi nga xamante ne nii mooy pour enseignants yi ñeenti bànqaas yi ñoo séq Pastef benn nag bokkoon tey ci yi nga xamante ne nii moom la ñu bëgg a jëmmal. ci suñuy liggéey nag ak suñuy perspective bokk na ci fan yii di ñëw également lépp lu ñu mën a def pour jëmmal JPS ñu mën a def également la même chose pour mën a jëmmal également li nga xam ne mooy la section des femmes également loolu bokk na ci suñuy perspective yi nga xam ne moo nekk ci suñu kanam parce que li ñu gëm mooy waruñoo xaar rek ba élection des 3 4 5 mois nga bëgg a wàcc sur le terrain ne da ngay jéem a nax askan bi yaakaar naa ni façon politique boobu noonu tey sénégalais dañ koo miin ba boo fa ñëwee sax di leen wax ci façon boobu noonu duñu jox solo li nga xamante ne ni moom nga leen di wax waaye ñun de 2018 jusqu'à présent dañoo nekk sur le terrain à chaque fois que bu ñu amee la possibilité mën a waxtaan ak askan bi dañuy wàcc ci askan bi waxtaan ak ñoom essayer également organiser leen à travers comme li ma la wax sànq des installations de cellules pour que ñun même bu ñu fa jógee sax après dafa am lu ñu fay bàyyi loo xam ne ñoom dañuy wëyal liggéey bi ci gox boobu nga xam ne fa la ñu demoon seeti leen donc tey nag mu nekkoon une occasion pour que ñu mën a dajale vraiment les militants de Pastef au niveau de Pikine Nord pour que ñu mën a inviter waale la coalition xamal leen ne carrément tey kat sas bi mooy Kéba def nañu ko le candidat de Pastef à Pikine Nord waaye suñu yéene également bokk na ci ñi nga xamante ne nii ëllëg ñoo war a nas di nocc ci biir coalition bi ñu bokk ci. programme bi comme li ñuy wax xam nga tey dañu toll ci benn moment boo xamante ne nii xëy na boo ko xawee dévoiler tuuti rek am na ci ñoo xamante ne nii samay mbokk politiciens yoo xamante ne nii amaguñu lu bari loo xam ne mën nañu ko xalaat waaye nekk na loo xam ne sur les 9 domaines de compétences transférés aux collectivités territoriales benn point bu ci nekk. kenn ki nga xamante ne nii bokk na ci ñun xam-xamam màcc jëm ci côté boobu noonu gannaaw ba ma ca amee man sama xalaat jébbal naa leen ko ñoom ñu yokk ma ci loo xamante ne nii sax amaana kawe na bu baax a baax par rapport ak man li ma bindoon. donc tey amuñu benn problème pour que bu ñu wàccee mën a jàkkaarloog askan bi benn bu ci nekk moo xam éducation moo xam santé moo xam cadre de vie moo xam sport moo xam assainissement lépp loo xamante ne nii daal bokk na parce que ñu bëri dañuy wax naan assainissement bokkul sur les 9 domaines de compétences transférés aux collectivités territoriales mais man jàpp naa ni foo dugal environnement ak cadre de vie foofu mënoo fa génne li nga xam ne moom la ñuy wax assainissement donc yooyu yëpp tey dañu koo tënk ci ay documents yoo xamante ne nii dañoo pare pour jébbal ko askan bi pour que ñu mën a xam ne ñu nekkuñu rek tey ci politicien boo xam ne day ñëw di leen wan ne am naa mbubb bu rafet wala yore naa sama xaalis boo xam ne mën naa leen ko may waaye ñun defeewuñu noonu suñu xam-xam la ñu yor gëm ne également ci diir bu gàtt war nañoo mën a soppi xar kanamu Pikine Nord parce que gis nañu li nga xam ne moo nekk ci marché zinc bi gis nañu anarchie bi nga xamante ne nii moo fi am en période événementielle ci li nga xam ne mooy tabaski bi ak korité bi gis nañu anarchie bi nga xam ne nii tey moo am au niveau du stade arène nationale bi nga xamante ne nii moom la ñu forcé tegal ñu fi te yooyu yëpp tey dafa nekk ay manquement yoo xamante ne nii boo duggee dispensaire municipal bu Pikine Nord da nga naan lii est-ce que Pikine Nord la nekk nga dem dispensaire bi nga xam ne mooy madame Sougou à l'école 9 da ngay xeeb waa Pikine Nord donc yooyu yëpp tey dafa nekk ay manquement yoo xamante ne nii ñun jàpp nañu ne
ak li ñu ci gëstu tey bind ko ci teg ko wallahi azim gëm naa ne bés bu ñu dénkee dana nekk loo xamante ne nii njëriñu askan bi yëpp lay doon. boo xoolee man sama jeunesse sama candidature du moins c'est porté par les jeunes parce que tey boo xoolee su ma jëlee lu mel ni Guney Zing nga jël lu mel ni ASC Teranga nga jàpp ba Gelawaar ak Daaru Xuddoos à chaque fois jeunes yi boo leen waxee sax dañu naan la moo xam ma fekke moo xam ma wuute boo leen waxee dañu naan ñun Kéba la ñu gëm parce que jeune la comme ñun te gëm nañu ne également li muy woote war na koo mën a defal biir Pikine Nord te en réalité également loolu mooy suñu objectif parce que ku ko xam Kéba ak slogan bi nga xam ne moom lay woote daf ne ensemble pour une alternative générationnelle parce que dañu gëm ne ñun waratuñoo nekk tey ndaw yi nga xam ne dañuy yor suñuy lijaasa yore suñu xam-xam ba pare toog fële naan politique baaxul duñu ko def waaye dañoo war a wàcc ci terrain bi xeex ak ñi nga xamante ne nii seen mbébét yëpp mooy naka la ñu war a mën a def ba yàq politique ci biir Sénégal mais politique dafa nekk acte bu noble boo xamante ne nii ñun ñi koy def nekk tey ay acteurs à chaque fois bu ñu génnee nit ñi war nañ ñoo naw ci suñu doxin naw ñu ci suñu doxin mais également naw ñu ci suñu kaddu ak suñu jëfin te tey nag politique malheureusement yàq nañ ko yàq boo xamante ne nii tey boo dee ndaw sax war cee dugg da ngay réfléchir 2 fois avant nga ciy engagé wu ndaxte ñi ñu ci jiitu yàq nañ ko yàq boo xamante ne nii tey boo dee ndaw am lu tuuti loo xam ne da nga koy bañ doo ci nangoo dugg waaye nag dafa am loo xam ne muy système bi ñuy wax boo ko bëggee changer il faut nga nangoo intégrer biir système bi parce que système bi du ay nit mais doxalin la te doxalin boobu noonu boo ko bëggee changer il faut nga nangoo dem intégrer leen ñoom ci seen biir mën a xool la nga xam ne ñoo ngi koy def lu baax nga pérenniser ko bu fa amee mais lépp loo xam ne fekk nga ko fa doxalin bi nekkul lu dëppoo ak éthique ak morale nga xeex ko ba ñu mën ko faa jëlee teg fa loo xamante ne nii mooy dëppoo ak li askan bi bëgg. adduna comme li ñuy wax rek adduna dara du yomb yaakaar naa ne fi ñu jaar tey ba nekkoon coordonnateur jóge fa tey nekk candidat de Pastef. Cela veut dire que am nañu benn trajectoire boo xam ne fa la ñu jóge ba yegg si fii ci biir coalition bi nag suñuy nawle la ñu fa nekkal c'est vrai kenn ku ci nekk ci ñoom di représenter un parti politique waaye comme li may wax souvent ci sumay kàddu rek kenn ku ci nekk ci ñun xam nga parti bi nga yor xam nga li nekk ci sa ginnaaw donc yaakaar naa ni warul mën a jafe dans la mesure où bu ñu fàttee suñuy jëmm te mettre en avant li nga xamante ne nii mooy projet wu coalition bi parce que nag comme li may wax souvent rek tey coalition bi à Pikine Nord am na ci ay jëmm yoo xamante ne nii xëy na bu ñu leen jiitalee nit ñi new ma duñu leen votel de waaye xëy na bu ñu ko déggee dinañu xaw a hésiter ñaari yoon balaa ñu ñuy votel mais am na ci ay doomu aadama yoo xamante ne nii bu ñu leen tegee ci suñu kanam mu nekk ay profil vierge nekk ay doomu aadama yoo xam ne naw nañ leen ci bi ñu duggee ci politique ak tey yaakaar naa ne dina nekk une opportunité boo xamante ne nii coalition bi bu ko saisiré incha allah gëm nañu ne au soir du 23 janvier coalition bi dina am ndam. loolu moom xëy na dañ koy rafetlu parce que aussi tey ñun lii suñu yéene rek mooy naka la ñu war a mën a def ba yaatal bànqaas yi nga xamante ne nii moo tënk coalition bi tey bu waxtaanee ak kilifa yi nekk ci kaw ba am seen kaddu cela veut dire que ñun ñi nekk ci suuf du ñu mën lu dul rafetlu ko Bara itam nekk tey kenn ci jàmbaar yi nga xamante ne nii wax dëgg yàlla am na ay réalisation yoo xamante ne nii def na ko boobu di benn ñaar di itam ndaw xam nga boo dee ndaw mu am lu mu la jaral ba mu jaral la nga am yenn réalisation yoo xam ne bu ko nit gisul mën na ci teg loxoom donc cela veut dire que kon moom am na mérite vraiment ba même bu ñëwul woon ci biir coalition bi sax bu ko neexee mu taxawaat laajaat baatu askan bi donc ñëw bi mu ñëw ci suñu biir ñu ngi koy souhaiter vraiment le bienvenu di ko ñaanal également lépp luy mbëbëtam ci biir Sénégal ci biir Yeumbeul Sud à travers la coalition mu mën ko ci am. jéego bi weesuwul waxtaan parce que coalition bi seen wax dafa leer nee nañu amul vote. donc à travers consensus la ñuy demee trouver benn formule boo xamante ne nii jàpp nañu ne mooy formule bi gën ci coalition bi. mais évidemment mooy li ma doon wax sànq àdduna moom dara yombul xëy na bu ñu waxtaanee yàlla dogal ñu am déggoo ci suñu biir dañ koy sante yàlla waaye bu ñu amul déggoo ci suñu biir kenn ku ci nekk la nga xamante ne nii mooy sa profil à savoir sa profil académique sa profil politique ak sa profil professionnel di nga ko dajale comme ça nga jébbal ko ñi nga xamante ne nii ñoo war a tranché mais li leer ba leer mooy lépp loo xamante ne nii tranché nañu ko incha allahu rabbi jàpp na ne dina nekk loo xam ne mooy gën pour askan bi. di leen sant di leen gërëm parce que yàlla dogal na man ak ñoom ñoo bokkoon terrain bi depuis le début à chaque fois boo ma gisee ay ndaw laay àndal waaye chance bi mooy nekkul n'importe qui ay xale la yoo xamante ne nii tey xëy na Kéba la ñuy tudd di tudd profil bi nga xamante ne nii moom la am diplôme académique yi nga xamante ne nii moom la am waaye jàpp naa ne fi ma wanee tey ginnaaw keneen ku ma jàpp indi ko ci sama kanam la Kéba doon def mën na ko def ba def sax loo xamante ne nii moo ko ëpp doole. loolu nag yaakaar naa ne occasion nga may pour que ñu mën a remercier suñu kilifa yi nga xamante ne nii également bi dara dul dara ñoom ñoo ñu doon dooleel ci biir Pikine Nord ba tey ñu mën a am oraawu taxaw am aspiration war a mën a jiite coalition bi te loolu su ma ko waxee occasion nga may pour que ma mën a remercier
Cheikh Aliou Bey nekk le candidat de PASTEF au niveau de la ville de Pikine en même temps également le candidat de PASTEF dans la commune de Diamaguène Sicap Mbao. À nos débuts vraiment bokk na ci doomu aadama yi nga xamante ne ni daan nañu coacher parce que comme ni ma koy waxee rek ñun PASTEF moo tax ñu dugg ci politique dañu leen ci fekk nag ñoom ñu ñuy coacher di ñu tette di ñu wan yoon bi ba tax tey suñu tànk dëgër donc bu occasion yi bu amee vraiment dañ koy saisir pour mën ko sant bu baax a baax di ko gën